assalaamu aleykum tabaarakallahu ñi ngi leen di nuyu di dellu ziyaare waa xadara bi yépp di leen delloo njukkal te di leen ndokkeel ci weeru barke bi ñu ne xam naa di dellu sant yàlla moom mi nga xam ni moo nu may nu fekke may nu tal ko nu yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni lu nu mënta am rekk mu jóge ci ngëneelal yàlla walla jóge ci yërmande yàlla wàcc ci àdduna ñi ngi ko am ci barke yonent bi yàlla moo ko certifiel ci wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin wax ko ni ko yónni wuma la ludul ngir nga doon yërmande ci xeet wi moo tax ñi ngi yeesal sunu ziyaare ci yonent bi di ko ñaan mu nangul nu waaye nuy dellu di yeesal sunu taalibe suñu teggin ak suñu tarbiya ci keppaaru sang bi nga xam ni tey bu ñu demee ba mën a wax ci lumière jëmmam moo tax muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu tarbiya fa tabarakallahu ñu dellu si ci xaqiqa salaatul fatiha ndax am na luñ ci jotoon a bind ci guddi Cheikh Tijani Chérif bi passé ñu lire suñu discours en français mu am ñu demandé ni bu ñu sañoon éclaircir leen lenn ca la ñu bindoon ci ay termes ñu éclaircir leen ko ci wolof su ko defee ñu mën ko gën a dégg ma wax leen itam ni leen tariqa Cheikh Tijani ak njabootam dañu yaatu xam naa sax temps bi mooy faral di xat rekk waaye am na loo xam ni sax bu ñu ci internet bi dimbalee nu tasaare ko ci langue yu bare ndax Cheikh fu nekk la njabootam nekk ñii allemand la ñu dégg ñi anglais la ñu dégg ñi espagnol la ñu dégg ñi arabe la ñu dégg ñi yeneen langue la ñu dégg moo tax nun ci suñu wàll ma ni ko dañu bari ñu ñuy suivre te nekk ci réew yoo xam ni yàlla dafa dogal nampu nu nun sunu langue comme wolof waaye yàlla dimbali na leen nu dégg français ma ni woon buñ leen éclairciralee tuuti rek du ñàkk dina nu jàpp ni salaatul fatiha li waral ngay dégg nuy wax ni salaatu bu dul moom salaatul fatiha moo la ëpp doole fa mu jóge ci xaqiiqa moo tax ndax am na loo xam ni
ni ma koy faral di leerale kenn mënu ko indi ci monde shahada pour peser ko boo ko bëggee peser faw nga dem ca xayba waaye boo bëggee comprendre aussi lu tax zikr bu ñu tudd rek zikr baa ngi jële source-am ci biir salaatul fatiha ba tax salaatul fatiha ëpp doole zikr yépp ba ci ismullahil azam bi faw nga dem ci xayb pour natt degré ba gis na mu toll looloo tax bi ko yonent bi jëlee mu jagleel ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Tijani yore exclusivité bi ci domaine yépp waaye ni lumière boobu toll ak degré spirituel bi lumière boobu incarné teewul Cheikh Tijani fexe ba ñun ñi ay taalibeem ñu mën a jot ci salaatu boobu moo tax Cheikh ku jar remercier la ndax benn salaatu boo xam ni yow mi koy zikr ci benn per bi nga ciy jàng li ñu la ciy fay ci àdduna ak ci àllaaxira ci lumière boo ko nattoon sax doo xam ne mu toll soo demee ba yëg ci benn baat ba jàng ko war nga ñaanal war nga remercier ki nga xam ni moo tax nga jot ci te muy Cheikh Tijani Chérif ca loxo yam ka jaarale ba ku nekk rek ci taalibe yi am ca silsila bam ca jàpp looloo tax bu ma liiree discours bi ba noppi ñu xool baat yin ci mën a traduire nu traduire ko pour ñi nga xam ni wolof la leen yàlla dénk ci wàllu muy seen kàllaama ñu mën ñoom aussi am baat yan ca for ndax loolu yépp lenn rek lañ ca yëg mooy dana dimbali ku nekk ci ñun ba nga mën a xam bu ñu waxatee salaatul fatiha moo ëpp doole ci salaa yi nga mën ko nangu ndax ja xayba ba mu jóge bismillahi rrahmani rrahim je commence tout d'abord en rendant la grâce à Allah le Tout-Puissant, l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. À son prophète, serviteur et ami, le souverain Mohammed, paix et salut sur lui, qui est l'essence des bienfaits, la lumière des cœurs, la source de la miséricorde divine, le bien-aimé d'Allah, loué soit-il. À son serviteur, fils spirituel du prophète Mohammed, le détenteur des secrets de l'univers, l'intermédiaire direct entre le prophète de l'islam et les autres prophètes, la source du pouvoir absolu, l'essence des mystères, le pourvoyeur des lumières, le dirigeant du gouvernement d'Allah, le calife de Al-Bast, je voudrais nommer son Excellence, Mawlaaya Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu. Mes chers frères, je voudrais vous faire part de l'histoire d'une lumière qui s'est propagée dans les cœurs et les âmes par la grâce de Cheikh Tijani Chérif.
La Salatul Fatiha tire son originalité dans la source sacrée de Al-Bast. C'est une lumière vivifiée dans sa forme métaphysique par Allah, le créateur des êtres. Cette lumière était représentée comme une forme d'étoile dont chacune de ses 5 branches était habitée par un uluhiyat, c'est-à-dire un scintillement de la lumière divine. La branche numéro 1 de cette étoile, commandée par l'uluhiyat Allahu, était composée de 2 mers lumineuses, dont l'une tirait sa source dans une branche de Al-Kursi appelée Ash-Shajaratin Mubarakatin, ce qui veut dire la lumière du fruit sacré, et l'autre mer dans une station de Arsh appelée Zaytunatin, c'est-à-dire l'olivier par excellence. À l'intérieur de cette branche lumineuse étaient assis 10 milliards de malaïkas, entourés par un cercle de clairons de 201 nawamis, ce qui veut dire les anges gardiens du cercle restreint, dans laquelle retentissait la voix de l'excellence. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima ukhliq. Cette lumière que dégageait cette branche constituait une boule de lumière qui submergeait la mer lumineuse de Al-Bast, appelée Bahrul Kanzi. Dans la deuxième branche de l'étoile, on pouvait voir une gigantesque torrent de lumière qui emportait avec lui les 313 prophètes envoyés. Et chacun avait dans sa main une bouteille avec laquelle il puisait dans la lumière du torrent, où on pouvait lire des écritures en or, Wal-Qatimi lima sabaq. Cette lumière se déversait sur une mer dont ses eaux sont composées de 25 milliards de rayons lumineux. Chaque rayon est tenu par un ange qui chantait les gloires du prophète Mohammed en ces termes. Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallahi wal qatimin nabi'in wa kana Allahu bi kulli shay'in alim. Et ces sons résonnaient dans tout l'univers de Al-Bast, où on pouvait apercevoir à chaque mélodie la face cachée d'Allah projeter une lumière vers le sommet de sa case. Dans la troisième branche de l'étoile se trouvait un appartement de 300 chambres, et dans chaque chambre retentissait le zikr Al-Nasiril Haqqi bil Haqqi. 30 malaïkas étaient assis dans chaque chambre et leur voix surplombait toute l'atmosphère de Al-Bast, dans laquelle on pouvait voir le nom du prophète Mohammed écrit en or sous le pseudonyme de Seydi Ahmad. Dans la quatrième branche de l'étoile circulait un ange qui avait dans ses mains 3000 pièces de métal en or. Et dans chacune de ces pièces de métal, on pouvait lire une lettre écrite en diamant Wal hadi ila siratikal mustaqim. Des anges au nombre incalculable sortaient de ces pièces, d'où s'étaient nichées une vingtaine de mers lumineuses aux couleurs rouges qui prenaient leur source dans un horizon de Al-Bast appelé Nourur Rahmati, ce qui veut dire la lumière de la miséricorde. Dans la cinquième et dernière branche de l'étoile, on voyait une montagne de lumière qui tournait autour d'un puits. Il y avait au-dessus d'une montagne un homme d'une vingtaine d'années qui était assis en train de regarder un phénomène étrange. Cet homme était Mohammed Damraoui. 10 000 anges faisaient comme se laver dans le puits et sortir. Ensuite, un autre nombre incalculable entrait à leur tour
et puisaient ensemble l'eau du puits qui ressemblait à une lumière verte qu'on pouvait entendre chanter wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. On voyait l'étoile vibrer avec ses 5 branches au rythme des anges qui entonnaient en chœur la même chanson que la lumière. Un homme d'une 60aine d'années, au visage rayonnant, me disait: voici une salat qu'aucun des êtres ne pouvait réciter sans que son cœur n'explose. Et c'est là que je vois un homme étrange sorti d'un tunnel qui longeait le paroxysme de la case, entouré par 5 différentes mers lumineuses, dont chacune prenait sa source dans un lieu différent de l'autre. La première mer prenait sa source dans la mer de la lumière divine appelée Bahrul Uluhiyat. La deuxième prenait sa source dans la mer de la prophétie appelée Bahrul Nabawiyat. La troisième dans la mer de la lumière appelée Bahrul Miftah. Le quatrième dans la mer de la pureté appelée Bahrul Kunuz. Et la dernière dans la mer du pouvoir appelée Bahrul Kanzi. Cet homme dirigeait vers le sommet de la case. Il avait l'apparence humaine, âgé de 40 ans. La lumière ruisselait de son front. Ses beaux cheveux étincelaient. Sa démarche était rapide. Il avait l'air d'une personne de caractère exceptionnel. L'odeur de parfum que son corps dégageait était plus délicieux qu'un musc. Il était vêtu d'un manteau rouge qui ressemblait à un soleil entrant en collision avec une lune en fusion. Ses yeux étaient d'un blanc limpide et d'un noir sans trace. Lorsqu'il vous regardait, c'est comme une lampe qui dégage 10 000 watts par tierce. Il avançait d'un pas assuré et arrivait près de l'étoile avec ses 5 miraculeuses branches. Il la prend dans ses mains et s'exclama: je suis le Cheikh Tijani, détenteur de cette salat appelée Salatul Fatiha. Tous ceux qui récitent à l'intérieur des branches de cette étoile le font sous mon ordre. Je suis le calife de Dieu et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui dans tout. Et tous ceux qui doivent venir ici passeront par moi, parce que je suis la porte de la bénédiction divine et de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est en ce moment qu'un homme qui avait une 60aine d'années sort de la case et dit: par la lumière divine, tout ce que cet homme a dit relève de la véracité divine. Je l'approuve et le garantis. Ensuite, l'homme qui n'est d'autre que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se dirige vers Cheikh Tijani et à deux, il révèle le zikr caché. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-fatih lima ukhliqa wal-qatimi lima sabaqa an-nasiri al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. C'est ainsi qu'une gigantesque boule de lumière éclate l'étoile en 5 morceaux, dans lesquels on pouvait lire. Premier morceau: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin il-fatih lima ukhliqa. Deuxième morceau: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal-qatimi lima sabaqa. Troisième morceau: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nasiril haqq bil haqqi. Quatrième morceau: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wal hadi ila siratikal mustaqimi. Cinquième morceau: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Et ce sont ces 5 morceaux qui se sont étincelés dans le monde ghaib, provoquant ainsi des milliards d'années plus tard une flamme de lumière que Cheikh Tijani Cherif a demandé à Qutbul Aqtabul Kabir sur son ordre de montrer cette flamme à Mohammedoul Bikri après que celui-ci a passé 22 ans dans une retraite spirituelle sous terre. Et c'est ceci l'histoire vraie de l'origine de la Salatul Fatiha que notre bien-aimé et maître Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Cherif a utilisé pour embellir le monde de la miséricorde divine et d'une lumière sans égale que toutes les âmes saintes devront forcément goûter pour pouvoir assister à la Khadaratul Ilahiyya. Je vous remercie. Que le grand Cheikh vous bénisse énormément, Inch'Allah, par la bénédiction du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Barakallahu fikum. Li mooy discours bi. Yàlla dogal nu lire ko ci français. Xam naa éclaircir ci rek yenn baat pour ñi nga xam ni yàlla dogal na seen kàllaama ci wolof bi la gën a miin waaye lépp rek lenn lañ cay dégg mooy ni salatul fatiha grandeur bi mu am ci côté spirituel li ko indi mooy ci béréb ya mu jaar xam nga mag ñi dañuy faral di wax ni ki nga bëgg wax jàllooreem pour kuy dégg ku nekk ànd ak yaqiin xam tolluwaayam nee nañu bul door ci shahadaam rek da ngay xool ci xaqiiqam jaar-jaaram ba noppi ndax am na ñoo xam ni yàlla daf leen créer ñu xëy toon ruuxu ñu indi leen ci alamul arwaax ci étape boobu la ñu jaare balaa ñu leen di dundal ci étape bu shahada am ñoo xam ni ñi ngi jaar ci nuuraani yu lumière la ñu njëkk door nekk fa di zikr ay milliards yi année lu nekk ci histoire sainte rek ñu nekk ca témoin oculaire ba ñu ñëw ci wàllu ruuxu yàlla taxawal leen ca alamul arwaax wax alastu bi rabbikum xaalu balla ñu tontu ñu indi leen ci monde shahada ñu judd di dund di jaamu yàlla muy état bi nga xam ni du ku nekk fay jaar ci état bu lumière ñu soog lay indi ci état bu ruuxu am ñu indi ci état bu ruuxu soog a leen di indi ñu nekk doomu aadama ci monde shahada looloo tax booy gëstu li histoire sainte di révéler bare na loo ciy fekk ci jamono bu jàll nit ko dund ca amee ca apparence beneen amee ca tur beneen dellu si waat ci monde shahada waaye doo mën a miin martabaam lu dul nga gëstu nekkinam ja xayb laata muy ñëw ci monde shahada looloo tax bi yàlla waxee ca alquran bismillahi rahmani rahim wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr ma laaj Cheikh Tijani ni ko al insaan mooy lan mu tontu ma d'une manière exceptionnelle ni ma al insaan mooy nit ko amagul définition xamaguñu ndax jullit nga xamaguñu ndax yéeféer nga xamaguñu ndax wëliyu nga xamaguñu lan nga mu ni moo tax innal insaana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihat nag nga soogaa am définition wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr nga soogaa am jukko looloo tax kenn du Cheikh Tijani pour wax la ni kuy dégg alquran rek moo la ko gën a dégg ndax nim lay jàngalee danga cay yëg ni boo génnee ci daaraam rek làmbaatu
làmbaatu wala ñàkk xam fooy teg sa tànk dootu la dal moo tax kenn du moom waaye tabarakallahu suñu bëggee indi rek ni ñu ko ñaanee suñu kóllëre yu ñu am nu éclaircir leen tuuti rek ñi nga xam ni jotuñu dégg français bi ci baatu wolof ñu am yu ñu abordé baatu bismillahi rahmani rahim nga xam ni mooy dóor lépp moo tax discours bu mu mënta doon bu dee ci wàllu français la bu dee ci anglais la bu dee ci allemand la bu dee ci portugais la bu dee ci espagnol la du tee nu jiital baatu bismillahi rahmani rahim ndax bismillahi rahmani rahim mooy buntu lépp lu baax rek buntam mooy bismillahi rahmani rahim moo tax yenenti yàlla Suleymaan bi muy bind lettre ba pour mu yëg ni faw mu def ci cachet xaqiqa pour ci lettre bi ki koy jot xam li mu gëm moom dafa commencé innahu min Suleymaan wa innahu bismillahi rahmani rahim waaye gis nga cachet xaqiqa boobu lu muy néew yépp tax nu bi ko boroom jotee rek yëg ni ki muy waxal ak ki ko envoyé lettre bi boroom ndigal la moo tax lu am solo la loolu waral basmala Cheikh Tijani nee na lu nit di tudd rek naka ci jiital moo tax ñu doore bismillahi rahmani rahim nga xam ni dama koy faral di leeral ni relation bi mu am ci xay ba kenn xamul nañ koy natte ndax am na ñoo xam ni sax dem nañu ba delloo ko ci ñetti étape muy étape bu ruuxaaniyu étape bu nuuraaniyu ak étape bi nga xam ni mooy état al insaan ñoom dañuy wax ni ci seen njàngale waa xayb ni ki jàng ci université Cheikh Tijani su nu ko tuddalee baatu bismillahi dina xam ni mooy jaaram ci ba mu nekkee lumière bu ne ko arrahmaani dina xam ni mooy jaaram ci ba mu nekkee ruuxu bu ne ko arrahim dina xam ni mooy jaaram ci bi mu nekkee al insaan su boolee ñett yi rek ñu ni mot na waaye na muy mote nee nañu mooy la muy prouver ci monde shahada bu ganesee àdduna te mooy fexe ba bàyyi fi benn empreinte indélébile ci monde shahada pour loolu seede ko ca dundam ëllëg ndax waa xay ba dafa am lu ñu gëm ñoom li ñu gëm mooy ki dund ci àdduna te bàyyiwu fi empreinte am du missionnaire ndax missionnaire faw mu bàyyi empreinte am ci àdduna te sa empreinte bi nga bàyyi ci àdduna moo lay seede ca barzak looloo tax muy danger nga dund ca àdduna bàyyiwoo fi lu dul empreinte boo xam ni boo génnee àdduna doo bëgg ko la ka tegal li ngay dégg yenn musiciens yi di ko wax wala ñenn ñiy def sabar yi wax bu ma génnee àdduna bu ma kenn tegal sabar wala bu ma kenn tegal musique ma ni c'est trop tard parce que empreinte bi ngay bàyyi ci monde shahada moo lay seede barzak boo fi bàyyee alquran moo lay seede boo fi bàyyee lumière moo lay seede boo fi bàyyee njàngale tariqa bi moo lay seede boo fi bàyyee caaxaan moo lay seede looloo tax ku nekk rek bu yóbboo mu xool ban empreinte la bëgg bàyyi ci monde shahada lu am solo la su ko defee ñu wax ni je commence tout d'abord en rendant la grâce à Allah le Tout-Puissant ñu ni ñi ngi tàmbali di delloo yàlla njukkal yàlla mi nga xam ni mooy faral di wax ni inna allaha ala kulli shay'in qadir bépp mbir mu am rek moom yàlla moo ko ëpp doole lépp lu yëngu rek ba yëg kàttanu yàlla moo làqu ci loolu moom mooy le tout puissant
lu mënta am ak lu mu mënta doon ak lu mu mënta rëy rëy yàlla moo ëpp loolu doole. lu yëngu lu mu diis diis lu doole bi bare bare doole yàlla moo ko ëpp. ma ni mooy l'omniprésent, mooy fi nga xam ni fu ñu foogul ni nekku fa rek teew na fa. foo teew rek yëgal ni présence am ma nga fa. présence ba mooy mi ngi nekk en rapport ak yi ngay détaillé, nekk en rapport ak li ngay yëg, nekk en rapport ak li ngay wax ak li ngay sentir. lenn lu ca ne laata muy ak ci yow, laata sensation bi nga di ko yëg, yàlla yëg na ko ba noppi. moo tax yàlla kenn mënu ko nax, kenn mënu ko nëbboo. mu nekk l'omnipotent, nekk l'omniscient. côté bu ne moom yàlla mu mot ci sëkk, waaye lu nekk rek mu jiitu ko ci sa xel. waaw moo tax ngay gis lu nit di xalaat, lu nit di xalaat fekk na yàlla xam na ko ba noppi laata nga di ko xalaat. waaye lu nit rëy rëy fekk na yàlla gën ko rëy. moom mooy al mutakabbir, mooy al jabbar, mooy al qahar, mooy al azim, mooy al basit. gis nga yooyu yëpp benn bu ne di wane melokaanam moom yàlla. ba tax na ñu yëg ne àdduna bii nu ne kenn mënu fi wane melokaan ba dàq wane melokaan yàlla. kenn mënu fi wane pouvoir ba dàq wane pouvoir que yàlla. lu ci ne yàlla wane na ko. waaye li ci des nag day bàyyi après ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci monde shahada di jaam yi seen appréciation. seen appréciation li muy dëgër dëgër yëpp lenn rek nee na la leen sant. wa ma xalaqtu jinna wal ins illa li yaabuduni. bindul nit ak jinne lu dul ngir ñu di ko jaamu. moo tax wa ma umiru illa li yaabudu llaha muxlisina lahu diina hunafaa wa yuqimu salata wa yutu zakat wa dhalika diinun qayima. lépp dellu ci islam. moo tax ku yëboo rek xam buy dund ci monde shahada na muy organiser digganteem ak yàlla ba du réccu dara. waaye ma ni nu delloo njukkal à son prophète serviteur et ami le souverain Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi nga xam ni moom mooy xaritu yàlla di jaamu yàlla di soppe yàlla waaye di sunu sang. qui est l'essence des bienfaits, la lumière des cœurs. gis nga lépp loo xam ni ci ngëneel ñun ñu ngi koy sàkku. lépp loo xam ni ci ngëneel ñu ngi koy sàkku muy ngëneel gi nii jëriñ. yonent bi mooy la nga xam ni moo mën a xosi almetam ci loolu soogay tàkk. kon yonent bi mooy essence bi. lépp lu ñuy sàkku ci ngëneel bu amul yonent bi yàlla bëggul. waaye lépp lu ñuy sàkku ci lumière xol yonent bi mooy kiy leeral xol yi. yonent bi mooy kiy leeral xol yi. moo tax Cheikh Tijani wax ko ca salaatu ba tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdaani wa shifaiha wa nuuril absaari. waaw parce que mooy leeral xol yi. la source de la miséricorde divine. yërmande yàlla yonent bi mooy source bi. et le bien-aimé d'Allah soppe yàlla bi. soppe yàlla bi ki yàlla sopp yàlla yonent bi la sopp. à son serviteur. waaye nu delloo njukkal ki nga xam ni moom it mooy xaritu yonent bi. fils spirituel du prophète di doomam ci wàllu lumière. le détenteur des secrets ki nga xam ni luy secret de l'univers rek moo ko détenir. bépp secret bu nekk ci jaww ji ci kawnu bi ki ko détenir. l'intermédiaire direct entre les prophètes. ki nga xam ni diggante yonent bi ak yonent yi moo ciy dox te muy katmiya bi. la source du pouvoir absolu ki nga xam ni bu ñuy wut wilaya bu mot rek ci géejam lañ ko mën a tànkee. l'essence des mystères ki nga xam ni li yéem nit ñi gisuñu ko moom moo mën a xosi almetam nit ñi gis ko. le pourvoyeur des lumières ki nga xam ni lépp lu ñuy sàkku ci leer pour jot ko moom moo ñu ko mën a jotal. le dirigeant du gouvernement d'Allah ki nga xam ni xadaratul ilahiya moo koy diriger.
le xalif de Al-Bast ki nga xam ni bi nitu yàlla yi xamul sax lii Al-Bast muy bérébu yàlla ca kaasam ci originalité am uluhiyat yi di étinceler ka fa yàlla fal xalif ma ni kooku laa bëggoon a tudd ñu ni ma kookooy kan ma ni kooku mooy son excellence ñu gën ko xam ca Mawlaaya Cheikh Ahmed ibnu Muhammad Tijani Chérif radiyallahu taala anhu. Mes chers frères, je voudrais vous faire part de l'histoire d'une lumière qui s'est propagée dans les cœurs et les âmes par la grâce de Cheikh Tijani Chérif. ma wax ni ñi nga xam ni yéen ñi nga xam ni yàlla moo wax ci alquran jiitu man may wax ni innamal muminuuna iqwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqullaha laallakum turhamun. yàlla nee na nun jullit yépp ay frère lan waaw looloo tax booy adressé parole sa moromub jullit li nga mën def rek mooy wax ko yow sama frère waaw ndax day prouver sa digganteeg moom ni ngeen nangoo jël alxuraan def ko seen base nga xam ni day yëg ci kàddu gi nga yëkkati ni ndekete ñun jullit ñëpp ay mbokk lañ waaw. léegi nag ma ni dama leen bëggoon a baaxee histoire benn leer boo xam ni tasaaroo na ci xol yi ak ci ruux yi ci barke Cheikh Tijani Chérif. Si la wax la salatul fatiha tire son originalité dans la source sacrée de Al-Bast. salatul fatiha mi ngi jëlee xaqiiqaam ci benn géejub leer goo xam ni ma nga woon ca Al-Bast. Al-Bast nag am na ñu ko xamul différence su monde yi am na ñoo xam ni sax zahir rek la ñu xam. gis nga monde bii nu ne moom la ñuy tuddee monde shahada. boo fi jógee nu denc la ca biir bàmmeel sa bàmmeel ba ngay ne bu nëbboo ci yenn ci bëtu nit ñi menes na koo tuddee monde baatin. baatinul baatini mooy fa ngay mujjee ca barzax ginnaaw bi la suulee ci suuf menes na ko tuddee baatinul baatini. suñu la jëlee nag yóbbu la ci lumière bi yàlla nu ni yaa ngi ci monde xayb. ci lumière yàlla boobu nga nekk ci monde xayb soo bokkee ci wëli yàlla yi nga xam ni bu ñu génnee àdduna dañuy continuer jaamu yàlla pour dem ca beneen monde bu ñu privilégié ñenn ñi monde boobu la ñuy tuddee xaysiya. boo jógee ca xaysiya nag muy ay exception rek ndax du ñëpp lañ fay yóbbu ñu yóbbu la ca bast. Al-Bast boobu nag mooy yàlla ci originalité am fa la pouvoir absolu nekk fa la divinité absolue nekk fa la yàlla joxe yonent bi tijaniyatul uzna muy parasolu lumière ba nga xam ni moo tax tariqa tijaniya di tariqatul xaqi waaw moo tax tariqa tijaniya di tariqatul xaqi ñu def ko muy balu lumière muy tourner ci suufu arash lumière baa nga jóge ca bast yàlla jox ko yonent bi ci tijaniyatul uzna muy fa Cheikh Tijani Chérif jotee wérd bi nga xam ni du fii ci monde shahada. foofu nag la salatul fatiha jëlee source am li salatul fatiha jël ci lumière foofu la ko jëlee. léegi nag ma ni cette lumière vivifiée dans sa forme métaphysique par Allah le créateur des êtres lumière boobu yàlla moo ko doon njëkk a tudd. xamuloon nun balaa nuy tudd salatul fatiha nun être humain yi wala nun malaika yi wala nun ci xeetu jinne yi wala nun ci yeneen xeet yi nga xam ni dañuy jëriñoo salatul fatiha balaa ñu ciy jot di ko njëkk a tudd yàlla moo ko njëkk a tudd. yàlla moo ko tudd ci salli ala muhammadin il fatihi lima uxliq wal qaatimi lima sabaq nasiri l haq bil haq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi al adim. loolu moo créé woon benn façon bu mel na représentation nga xam ni dafa mel na bâtiment mel na kër gu ñu tabax ba mu pare soo xoolee bâtiment bi forme biddéew la lay jox biddéew bi juróomi branche la am waaye branche bu nekk benn uluhiyaat moo ci dëkk. uluhiyaat nag buñ ko waxee mooy lumière boo xam ni moo jóge ci yàlla def benn ferñeent dal di dal loolu la ñuy tuddee uluhiyaat.
branche numéro 1 bi uluhiyat bi ko doon commandé mooy uluhiyat bi ñuy wax allahu. uluhiyat allahu branche numéro 1 wu étoile ba. maanaam léegi dama leen di décriral bi yàlla tuddee baatu salli ala muhammadin il fatihi lima uxliqa wal qaatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal haadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi al azim. bi yàlla tuddee loolu dafa formé benn buul ndax ñu bare xamuñu yàlla ci zikram. yàlla zikrul uluhiyat lay def. gis nga yàlla lu mu tudd xam nga nit booy zikr loo tudd bu dee nangu nañ zikr bi day nekk buulu lumière dem xayba ñu compter foofu la nga zikr. yàlla lu mu tudd day nekk boule de lumière ba noppi daal di taxawee dara maanaam taxawee benn représentation. moo tax bi yàlla tuddee salatul fatiha dafa taxaw mel na benn genre kër gi nag nuroog biddéew boo xam ni biddéew bi juróomi branche la am. branche bu njëkk ba mu am benn uluhiyat bu noo tuddee allahu. moo doon commandé branche bu njëkk ba. léegi nag allahu boobu mi ngi composé woon ak ñaari géeju leer. benn géeju leer gi mi ngi doon jële source am ci benn branche al kursiyu bi ñuy tuddee a shajaratin mubarakatin. mi ngi jële benn source am maanaam allahu boobu nga xam ni moo nekk ci branche numéro 1 bu étoile bi. allahu bi mi ngi taxawee ñaari géeju leer gu njëkk gi mi ngi jële source am ci benn branche al kursi bi ñu tuddee a shajaratin mubarakatin. kon gis nga branche lumière ba na mu def dafa génn ci géej googu dem ba ca al kursi benn géej gi jële fa source am source ba ñuy tuddee a shajaratin mubarakatin ca al kursi. beneen géej gi jële moom it source am ca arsh ca beneen géej ga ñuy tuddee zaytunatin. kon gis nga branche numéro 1 ci étoile bu njëkk bi ñaari géeju leer la. allahu di leen commandé. benn géej gi ma nga jële source am ci ashajaratin mubarakatin ca kursi. beneen géej gi jële source am ca arsh ci beneen branche lumière bu ñuy tuddee zaytunatin muy l'olivier par excellence. waaye ci biir branche boobu 10 milliards malaayika ñoo toog. 10 milliards malaayika bi ñu toogee ñi ngi leen wër benn cercle 201 nawamis nag moom laa wax ni dañu leen di woowee les anges gardiens du cercle restreint. ay xeet lañu yoo xam ni ñi ngi leen bind ci lumière malaayika mais ñoo gën a dangereux malaayika. muy ay brigade spéciale am yu Jibril di commandé am yoo xam ni mën nañu réagir sax te Jibril du yëg ni réagir nañu. mooy ñi nga xam ni ñooy faral di détruire adduna bi. su ñuy protéger xutbul aqtab la ñuy protéger moom la ñuy àndal. su demee ba ñu bëgg réagir ñoom nawamis yi pour détruire ñi nga xam ni dañuy song ki ñu yore protection am brigade bi ñuy yabal bokkul ak bi Jibril di commandé. bi Jibril di commandé mooy brigade bi nga xam ni bu ñu fi ñëwee ci monde shahada yàlla moo leen yónni pour ñu indi fi ay renseignements yu jógee ca xayba. boobu Jibril moo leen di commandé. beneen brigade bi nga xam ne ñooy détruire nit ñi ñooy faral di labal nit ñi ci géej gi ñooy faral di créer tsunami yi ñooñu Jibril daañu réagir ba pare Jibril soog a yëg ni réagir lañu. ndax yàlla daf leen jël def leen direct ci ordre lumière nag ki détenir xutbaaniyatul kanzam moo ko yore muy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani. looloo tax ci biir branche boobu 10 milliards malaayika ñi ngi toog. benn cercle bu 201 nawamis ñi ngi leen wër. waaye ci cercle boobu nawamis yi ak malaayika yi ñi ngi àndandoo mel ni kuy xalam di way lan na ni way baatu allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatiha lima uxliq. bi ñuy way loolu lumière bi nga xam ni mi ngi jóge ci branche boobu
mi ngi constituer benn boule de lumière boo xam ni mi ngi mel ni géej gu vague yi di jóg. vague bi mi ngi dem bay dal ci géej gi nga xam ni moo nekk albast te nu di ko tuddee bahrul kanzi fa la salaatul fatiha jëlee lenn ci ay pouvoir am géej ga ma nga ca albast. géej googu ci la ñu tànkee qurbaniyatul kanzam bi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani détenir nu di ko tuddee katmiya. qurbaniyatul kanzam bi Cheikh Tijani Chérif détenir nu di ko tuddee katmiya. qurbaniyatul kanzam boobu mi ngi jëlee pouvoir am ca géej ga nga xam ni ma nga ca albast ñu koy tuddee bahrul kanzi. waaye gis nga li malaayika yi di jàng allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatiha lima uxliq leer googu mi ngi jóg ba mel na vagu géej ba sut géej gi nga xam ni ma nga ca albast ñu di ko tuddee bahrul kanzi. Dans la deuxième branche de l'étoile, on pouvait voir une gigantesque torrent de lumière qui emportait avec lui les 313 prophètes envoyés. ci ñaareelu branche étoile bi ba léegi ci représentation ba na mu taxawee ñi ngi gis benn lu mel ni montagne ndax rëy waaye montagne bi boo ko xoolee day mel na ay ndox yu daje ba jug taxaw mel ni montagne yu lumière. waaye li yéeme mooy ci kaw montagne yu lumière ya 313 yonent yi yàlla yónni yëpp ñi ngi toog ci kaw. kenn ku ne ci ñoom mi ngi amee ci loxoom benn bouteille boo xam ni mi ngi koy tànk ci biir leer gi nga xam ni moo constitué montagne bi. waaye bi kenn ku nekk yoree bouteille bi muy 313 yonent yi kenn ku nekk mi ngi yore benn bouteille di ko tànk ci biir leer gi. leer goo xam ni ñi ngi ciy liir bind yoo xam ni ñi ngi ko bind bu doon fii ci monde shahada dañuy wax bindu or la. maanaam ci biir géej googu ci ñaareelu branche ba benn montagne leer ma nga jóg ci kaw montagne leer ba 300 yonent yi ak 1 yi yàlla yónni ñi ngi ci toog ku nekk mi ngi yore benn bouteille di jël bouteille ba di tànk ci leer gi ci biir leer ga ñu ngi ca bind wal qaatimi lima sabaq. leer gi mi ngi tuuru maanaam leer gi mi ngi tuuru leer gi ni tànk ñoom mi ngi tuuru ci benn géej goo xam ni boo xoolee ndox ma li composé ndoxu géej googu ca albast mooy 25 milliards de rayons lumineux. maanaam yi nga gis ñuy étinceler benn bu ne mel na benn ferñeent boo ko calculer 25 milliards la ci ay rayons yuy étinceler ca kaw ca xayb. rayon bu nekk benn malaayika mi ngi ko gàddu. malaayika bu gàddu rayon ba yaa ngay dégg muy wax maanaam 25 milliards de rayons lumineux rayon bu ne benn malaayika moo ko gàddu. te malaayika bu nekk mi ngi tee rayon ba di naan ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wal qatima nabiin wa kaana allahu bi kulli shay'in alim. nga xam ni day dëggal existence yonent bi ci nekkinu xaqiqaam. fi ñuy signifié ni yonent bi fi yàlla di waxee ni yonent bi du bàyyu kenn ci yéen xam nga lu tax parce que yonent bi léppam ci yàlla côté spirituel la léppam ci yàlla lumière la léppam ci yàlla xaqul yaqin ci diggante kiy naan wàllu maarifa la te di dund baatu laa ilaha illallah. moo tax su boobaa su delloo moom yonent bi lenn lay nekk étincelle uluhiyaat li Cheikh Alhaaji Malik wax wa innahu is arada allahu nashatana abana min nuurihi nuura nabil alam ni yàlla jëlee lumière am bind ci yonent bi su yonent bi delloo étincelle uluhiyaat boobu lay nekk. looloo tax malaayika yooyu tee rayon yi kenn ku nekk rek di wax ma kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakinna rasulallah parce que mooy chapeau bi ñu xam ci moom mooy ni ko yàlla yónne nun lool rek la ñu xam ci moom wal qatima nabii wa kaana allahu bi kulli shay'in alim. nga gis ni lu yéeme la waaye gis nga malaayika yi kàddu yooyu ñu yëkkati kàddu yi ñi ngi raisonné ci univers u albast yëpp waaye bu kàddu yi dee raisonné ñun dañuy gisaale ni benn kàddu gu malaaka yi yëkkati rek kanamu bi yàlla bi nga xam ni moom lay wax kullu shay'in xaalikun ila wajha ak kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram faasu yàlla boobu dañuy gis mu génne benn lumière ba ma nga jëm fan mi ngi jëm ci catu kaas ba
waaw kon démonstration yàlla la ci côté uluhiyaatam. gis nga yàlla démonstration am ci côté uluhiyaatam bu malaayika yi tuddee benn baat rek buy tekki maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum rek nga gis leer ga jóg zahir ca albast nga gis kanamu bi yàlla di melax. bu kanamu bi yàlla dee melax day génne benn lumière boo xam ne lumière bi day sànneeku comme bu ñu taalee étincelle dal ci sommet cage bi nga xam ne mooy këru boppam moom yàlla. lu yéemeeg noonu. waaye ñu gis ci troisième branche su étoile bi mu am benn appartement boo xam ni appartement bi am na 300 chambres ñetti téeméeri néeg waaye ci chambre bu nekk retentissait le zikr anasiril haq bil haq. appartement bi ci troisième branche bi am na 300 chambres chambre bu nekk ñi ngi fay dégg zikr. ban zikr lañ fay dégg benn baat bu naan anasiril haq bil haq. fanweeri malaayika ñi ngi toog ci néeg bu nekk waaye ñoom ñëpp kenn ku ca nekk sa kàddu mi ngi bëtt atmosphère albast te bu koy bëtt ñi ngi gisaale ni bu kàddu malaayika yi jógee rek ñi ngi gis turu yonent bi ñu bind ko ci jawwu albast. waaye nan lañ ko bindee ñu ngi ko bind en lettre d'or waaye lan lañu bind Seydi Ahmad lañu bind en lettre d'or. loolu moo tax Cheikh Tijani Chérif di woowee yonent bi Seydi Ahmad. dañu mës toog di waxtaan ma laaj ko Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ma ni ko yonent bi ban tur la gën a bëgg ci turam yi. Cheikh ni ma Seydi Ahmad la gën a bëgg. mu ni ma gisoo démonstration salatul fatiha ca albast sax bi malaayika yi di zikr anasiril haq bil haq bu leer ga jógee lan la ñuy bind ci jawwu albast pour delloo yonent bi njukkal Seydi Ahmad lañ ci bind en lettre d'or. mu ni ma gis nga Insa nitu xaqiqa dëgg la te wax na dëgg yenent yàlla Insa. Cheikh Tijani ni ma moo tax bi mu ñëwee mu ni yaa bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubassiru bi rasuli yaati min ba'diya ismuhu Ahmad. mu ni gis nga Ahmad la indi waaw ndax Insa li mu naan ci xaqiqa néew na yonent bu naan lu ni toll moo tax mu war dellu siwaat. waaye lu yéeme la ci quatrième branche bi benn malaayika mi ngi doxantu. ci quatrième branche étoile bi dañuy gis benn malaaka di doxantu waaye malaaka bi mi ngi amee ci ay loxoom 3000 pièces de métal en or. 3000 pièces de métal en or maanaam malaaka bi mi ngi amee ci loxoom ñetti junne ci lu mel na ay weccit mais weccit yi benn bu ca nekk or la te benn bu nekk ci pièce de métal yi ña ngi ca benn bind boo xam ni jamaa la ñu ko bind bu weex buy rayonné. wal haadi ila siratika al mustaqim. 3000 pièces de métal en or moom la malaayika ba yore ci quatrième branche ba di doxantu waaye métal bu nekk ñu ngi ca bindinu jamaa lan lañ ca bind wal haadi ila siratika al mustaqim. léegi nag ay malaayika yoo xam ni seen lim kenn mënul takk na mu toll ñi ngi génn ci pièce su métal yooyu maanaam pièce su métal yi malaayika ba yore di 3000 pièce bu nekk ay malaayika yoo xam ni kenn xamul na seen lim toll ña ngi cay génn. bañ cay génn boo xoolee ci baatin da ngay gis ni am na ay lu tolloog 20 géeju leer yoo xam ni seen couleur bu rouge la. géeju leer yi kenn ku ca nekk yaa ngay jël sa source yaa ngay génn ca métal ya boo génnee ca métal ya di jël sa source ci. bu doon jant bi day sow ñu ni fi jant bi di sow ci albast ñu di ko tuddee nuuru rahmati. nuuru rahmati mooy tekki la lumière de la miséricorde. nuuru rahmati ay ni rahmati bi ci jawharatul kamal fa la ñu ko tànke baat boobu fa lañ ko tànke bi yàlla di wax yonent bi it wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin mi ngi basé wu woon ci xaqiqa ci nuuru rahmati ba ñuy tuddee la lumière de la miséricorde. foofu la yàlla tànkale yonent bi yërmande moo tax yonent bi ëpp yërmande ñëpp waaw moo tax yonent bi ëpp yërmande ñëpp. waaye ci 5e et dernière branche bi maanaam 5e branche bi nga xam ni mooy branche bu mujj ci représentation étoile bi ñi ngi ci gis benn montagne de lumière boo xam ni mi ngi tourner di wër benn teen. waaye ci kaw montagne bi
benn xale bu toll ci ñaar fukki at rek mi ngi toog ci kaw montagne bi nga xam ni mi ngi wër teenu leer gi. xale bi mi ngi toog di mel ni ku am lu muy seetaan waaye gis nga xale boobu noonu ma wax moom moo doon Mouhamad Damrawi gis nga Mouhamad Damrawi soo ko fekkoon fii mu toggoon ci albast te lii may nettali ci existence salatul fatiha waxuma la boobu ñu ni adama baynal maa i watiin waaye boobu xalaat yàlla décidé gul woon sax bind àdduna di monde shahada bast la woon boobu xay bu sax taxawagul. xale bi toogoon ci montagne bi nga xam ni montagne bi mi ngi wër di circuler di wër benn teen xale bi toog sol jàllaabe bu weex di seetaan am 20 ans moo doon Mouhamad Damrawi yu mi dundoon ak Cheikh Tijani ba Cheikh daan ko yónni ci yonent bi waaw. gis nga léeg-léeg nga gis nit histoire am rek Cheikh yónni ko ci yonent bi mu jaaxal la ndeke boo gisoon dundam ci histoire sainte du la jaaxal. ci loolu fukki junni ci ay malaayika xale bi li muy seetaan mooy li Mouhamad Damrawi doon seetaan laa leen di nettali. xam nga lan la doon seetaan fukki junni ci ay malaayika ñi ngi mel ni dañuy dugg ci teen bi pour sangu suñu duggee ba pare génnaat bu ñu génnaatee beneen lim boo xam ni kenn xamul na mu toll ñoom it malaayika yi taxaw ci buntu ba ñoom ñu dugg. waaye li gën a yéeme mooy suñu duggee dañuy àndandoo di tànkandoo ndoxu teen bi nga xam ni boo ko xoolee benn lumière bu verte lay nurool. waaye lumière bu verte bi soo ko tànkee ci pot bi da ngay dégg lumière bi di zikr. lan la lumière bi doon zikr wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi al azim loolu la lumière bi doon wax. ñu xool ñu gis étoile beeg juróomi branche am yu yéeme yi di représentation salatul fatiha bi yàlla tuddoon. étoile bi di vibrer maanaam di yëngu malaayika yi di tudd àndandoo ñoom ñëpp lan lañ doon tudd wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi al azim ñu àndandoo di ko zikr. biñ koy zikr nga gis ni étoile bi di yëngatoo mel ni luy bëgg éclater mel ni luy bëgg xar. yàggul tuuti rek benn nit koo xam ni mi ngi toll ci ku am 60 ans waaye kanam gee ngi leer naññi mu daal di wax ni moom nit ki mu génn daal di wax xam naa du nit malaayika la mu daal di wax ni benn salaatu mi ngi nii maanaam salaatu bi nga xam ni moom la joxeñ ñu koy tudd ci biir branche bi ci branche yi nga xam ni mooy 5 branche su étoile bi. nit kooku nga xam ni kanamam mi ngi leer naññi mi ngi war a am 60 ans daal di wax ni benn salaatu mi ngi nii boo xam ni amul benn mbindeef bu ko mën a tudd te du ni xolam dafa explosé. gis nga lii malaayika Jibril alayhi salaam moo ko wax. Jibril moo xool gis ni lumière bi di rayonner ca albast. Jibril ni fekk mi ngi taxawee jëmm ko am 60 ans gis nga salaatu bi nu ni waaw mu ni amul benn jëmm ju ko mën a tudd te du ni xolam moo explosé. bi Jibril waxee loolu rek pour wax la ni ma ko waxee ci guddi Cheikh Tijani ca kaw salatul fatiha kenn xëccoo ko woon ki ko mën rek ko jëli. kenn mësul xëccoo salatul fatiha ki ko mën rek moo ko dem jëli waaw. parce que bi Jibril waxee loolu mais ruux yee ngi déglu kenn yënguwul. et ci jamono jooju rek laa gis benn nit ndeysaan benn góor gu étrange góor gu yéeme génn ci benn tunnel. waaye li ma gën a yéem mooy tunnel bi mu génne tunnel boobu guddaayam soo ko doon natt tunnel baa ngi dem ba case bi lumière yàlla nekk uluhiyat ba tunnel baa ngi wéeru ci case bi comme échelle ci biir tunnel ba la góor gi génne. bi góor gi génnee la ma gën a yéem ci góor ga mooy juróomi géej yu bokkul ñoo ko wër. géej gu nekk ci yooyu fa muy jële lumière am géej gu nekk ci yooyu fa muy jële lumière am bokkul ak beneen géej ga fa muy jële lumière am. juróomi géej ñoo entouré góor googu. góor gi génn di dox. géej gu njëkk ga ma ngay jële lumière am ca benn
tajaliyaatu yàlla bi ñu tuddee bahrul uluhiyaat. bahrul uluhiyaat bahrul uluhiyaat mooy géej gi nga xam ni ci la yàlla tibb façonné ci yonent bi. ci la yàlla tibb façonné ci yonent bi mooy bahrul uluhiyaat. benn géej gu wër góor gi foofu la jëlee source am. ñaareelu géej gi ko wër mi ngi jël source am ci benn géej gi ñuy tuddee bahrul nabawiyaat. bahrul nabawiyaat boo demee ca albast da nga ko fay gis ku ñu jox nubuwa rek foofu la ñu tànkee sa nubuwa nga naan ko. mooy ñaareelu géej gi wër góor gi. ñetteelu géej gi ma nga jëlee source am ci benn géej ga ñuy tuddee bahrul miftaax. bahrul miftaax benn xeet ci axtaab yi fa la ñu bindee seen lumière ba ci Cheikh Alhaji Umar sax fa la lumière am jóge ca bahrul miftaax. mooy ñetteelu géej gu wër góor googu. ñeenteelu géej ga di bahrul kunuz. bahrul kunuz benn xeet ci axtaab yi fa la ñu jële ñoom it seen lumière ba ci Cheikh Alhaji Malick fa la lumière am jóge ca bahrul kunuz. beneen géej ga nga xam ni mooy géej gu mujj ga mooy bahrul kanzi. bahrul kanzi mooy géej gi ma doon wax ni qurbaaniyatul kanzam fa la jóge. waaw foofu wëliyu kanzam fa lañ ko façonné muy Cheikh Tijani Chérif. waaw wëliyu kanzam fa lañ ko façonné ca bahrul kanzi fa la lumière am génne. muy juróomi géej yi nga xam ni dañoo wër góor gi. waaye li ma yéem mooy góor gi mi ngi dox rek jëm ci catu kaas bi nga xam ni fa la yàlla nekk ak tajaliyaatam. bu ma ko doon misaal nan la góor gi mel mi nga amee apparence humaine maanaam boo ko gisee da nga naan nit la dañ ko façonné ci melokaanu nit. soo nattoon âge am boobu da ngay wax ni am na 40 ans. lumière bi mi ngi mel ni ku ñàq leer gi di wàcc ci jëwam. karawam yi ni mu rafetee karawam yaa ngi mel ni luy génne ay ferñeent. buy dox boo ko xoolee xam ko am pas-pas la ndax doxul ndànk dafa mel ni kuy waaxu. mi ngi amee kanamu benn nit koo xam ni caractère am kenn mësul gis caractère bu ni mel. waaye gis nga xet gi génn ci moom moo dàq parfum musc xet gi génn ci moom. mi ngi sol benn manteau rouge boo xam ni mi ngi nuroog benn jant bu dugganteeg benn weer. lu rafet la. gis nga jant bi bu demee bay tëdd mu mel ni weer bi commencé di génn ci guddi gi nekk pleine lune suñu demee ba mel ni ñoom ñaar ñu daje ca horizon ba gis nga na muy mel ci rafetaay noonu la mantu góor ga mel. bët ya mi ngi weex tàll waaye la ca ñuul it amul benn trace ca kaw la ñuul. gis nga góor googu bu lay xool day mel na benn lampe boo xam ne mi ngi dégager 10 000 watts par tierce ndax kanam gu leer ak bët yu leer. góor gi di dox bi muy dox ak benn tànk bu dëgër ñëw ba ci wetu biddéew bi nga xam ni moom la ñu représenté salatul fatiha ak juróomi branche am yu yéeme ya mu yëkkati biddéew ba. gis nga li gën yéeme biddéew ba may wax moo ëpp building. góor gi yëkkati biddéew ba tekk ci ay loxoom looloo njëkk yéem axtaab ya. ba mu téewee biddéew ya ca ñaari loxoom mu daal di yëkkati kàddoom wax ni man may la Cheikh Tijani. waaw maanaam ku doon laaj Cheikhu Tijani ngi nii. mu ni man maa moom salaatu bii di salatul fatiha. boobu du monde shahada de bast la. ray bu sax amagul woon. waaw ray bu amagul woon Cheikh Tijani def déclaration bii ci kanamu yàlla kanamu yonent bi kanamu malaka Jibril kanamu Muhammad dam rayu ak lumière ya fa teewoon. Cheikh Tijani yëkkati loxoom wax ko waaw ni man la Cheikh Tijani te biddéew boo xam ni mi ngi ak 5 branches te moo ëpp building. ni man maa moom salaatu bii di salatul fatiha. ni ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci biir branche yi di jàng salaatu bi ñu ngi koy defee ci sama ndigal. ni man maay xalifa yàlla man maay xalifa yonent bi ci fànn yëpp. waaw man maay xalifa yàlla maay xalifa yonent bi ci fànn yëpp. Cheikh Tijani Chérif moo ko wax. mu nit képp koo xam ni war nga ñëw fii wala sa ruux ñëw fi wala sa leer ñëw fi faw nga jaar ci man. lu tax parce que maay xatmiya bi maay katmiya bi.
Cheikh Tijani nee na man maay buntu yërmande yàlla, man maay buntu ngëneelal yàlla, maay buntu leeru yonent bi ci lu leer nañ. waaw gis nga bi Cheikh di wax lii albast la, xay ba amagul woon, waxatuma la ak monde shahada. moo tax ma ni xaw ma kuy bokk ci compétition waaye nun bokkuñu ci. moo tax ma ni xaw ma kuy bokk ci compétition waaye nun bokkuñu ci, parce que bi Cheikh Tijani di def déclaration bi albast la du fii. bi Cheikh waxee loolu rek ci la ñu gis benn nit koo xam ni moom it mi ngi tolloo ku am juróom-benn fukki at dal di génn ci biir case bi. case ban mooy case bi nga xam ni lumière u yàlla fa la nekkoon, uluhiyaat yi. mu daal di wax moom nit ka ni giñ naa ci lumière u yàlla. nit ki mooy giñ ca albas ni giñ naa ci lumière u yàlla, lépp loo xam ni jëmm ji wax na leen ko dëgg la goo xam ni ci yàlla la jóge. allahu huwa alxaqu walxaqu huwa allah. nit ki am 60 ans moo ni giñ naa ci lumière u yàlla, lépp lu jëmm ji wax dëgg la boo xam ni mi ngi jóge ci yàlla. kon yàllaa ko wax loo. nangu naa li mu wax te garanti naa la mu wax. nit kooku xam nga moo doon kan? moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dama la bëgg wax bi yonent bi di garanti Cheikh Tijani, bi yonent bi di dëggal Cheikh Tijani, xaarul ba xay ba am, albaste la. fa la ko yonent bi dëggalee ci kanamu yàlla la yonent bi garanti Cheikh Tijani Chérif, dëggal Cheikh Tijani ni lépp lu Cheikh Tijani wax yàllaa ko wax loo. lépp lu Cheikh Tijani wax nangu na ko moom yonent bi, garanti na ko. bi mu waxee loolu ba pare mu dox ba ci Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moom yonent bi mu agsee ci Cheikh Tijani daal di koy accolade Cheikh Tijani. bi mu ko accoladé ñoom ñaar ñu tàllal seen loxo, li Cheikh Tijani téye muy étoile bi mel ni building mu tekk ci diggante loxoom ak diggante loxo yonent bi. ñoom ñaar ñu jàngandoo lan la ñu jàng, baat bii ma di leen wax ca albast. ñu àndandoo moom yonent bi ak Cheikh Tijani daal di ni allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima uqliqa wal qaatimi lima sabaqa annaasiri alhaq bilhaqi wal haadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi alazim. bi yonent bi ak Cheikh Tijani tuddee loolu rek benn lu mel na buildinu lumière jóge ci seeni làmmiñ ñoom ñaar, jóge ci seen làmmiñ dal ci biddéew beeg juróomi branche, biddéew bi tasaaroo. biddéew bi ñu teewoon mu mel na building te muy salaatul fatiha bi yàlla jàngoon, biddéew bi éclaté. bi biddéew bi éclaté juróomi branche yi bu nekk benn morceau bu njëkk ba xam nga lan lañ ca bind? allahumma salli ala sayyidina muhammadin il fatihi lima uxliq. ñaareelu morceau ba dal fële ñu xool gis ñu bind ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin wal qaatimi lima sabaq. ñetteelu morceau ba dal fële ñu xool gis ñu bind ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin anasiril haq bil haq. ñeenteelu morceau ba dal fële ñu xool gis ñu bind ci allahumma salli ala sayyidina muhammadin wal hadi ila siratika al mustaqim. juróomeelu morceau ba dal fële ñu xool gis ñu bind ca allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim. muy juróomi morceau yu tasaaroo ca albast. gis nga juróomi morceau yooyu ñoom ñoo nekk foofu di continuer di takk di génne ay ferñeentu lumière. bi ñuy takk di génn ay ferñeentu lumière ba yàlla maanaam jël seen takk-takk ñoom juróomi morceau yooyu ma tudd, yàlla jël seen tàkk-tàkk ci la yàlla bind mondo xayb. moo tax ku ñaanul ndigal ci salatul fatiha, wax dëgg yàlla je n'ai rien contre personne, jàppaluma kenn dara, mais man Seydi Mouhamed El Cheikh yërëm naa ku ñaanul ndigal ci salatul fatiha. ci la yàlla bindee xayba te laa yaalamul xayba illa allah. toujours nga dégg ñi nga xam ni dunduñu xaqiiqa naan kenn xamul xayba lu dul yàlla. ma ni waa léegi ki nga xam ni ci lumière am la yàlla bind xayba nag, ki yàlla bind ci lumière am xayba, yàlla jël salatul fatiha lumière u salatul fatiha lumière u 5 morceaux yi ci la yàlla bind monde bii nga xam ni moom la privilégié pour ay nitam nu tuddee ka xayba. ci la ko yàlla bindee
bi yàlla jëlee lumière boobu bind ci xayb bi mu amee ay milliards d'années ginnaaw xayb existé ay milliards yi d'années laa wax ginnaaw xayb existé lumière boobu créé cinq branches yi daje ca xayb bi leen yàlla binde créé benn flamme mu mel ni benn tàkk-tàkk lumière ba juróomi bind ya juróomi écriture ya ña nga ca gis nga tàkk-tàkk lumière boobu moom la Cheikh Tijani Chérif woo xutbul aqtaabul kabir mu ñëw mu ni ko jëlal tàkk-tàkk lumière bële dem wan ko Mouhamadul Bikri mais ca monde shahada nga xam ni passé na 22 ans ci xëlwa boo xam ni ci biir kàmbu la ko doon defe kon ku xamul histoire salatul fatiha nanu ko laaj ñun lumière boobu yàlla bindee xayb lumière salatul fatiha la di 5 branches yi bi 5 branches yi yàlla dugalee leen ci xayb ba noppi 5 branches yi nekk fa continuer seen zikr lumière day zikr lumière bi continuer di zikr ba créer lu mel ne benn tàkk-tàkk lumière boobu bi ñu demee ba àdduna am ba nit ña jàll ba Mouhamadul Bikri ñëw ba nekk ca xëlwaam ba ka Cheikh Tijani Chérif bëggee wan salatul fatiha flamme boobu la woo xutbul aqtaabul kabir ni ko jëlal flamme bi wan ko Mouhamadul Bikri ci xëlwaam bi nga xam ne am na 22 ans ci kàmbu di dugg xëlwa xutbul aqtaabul kabir jël ko wan ko Mouhamadul Bikri ci juróomi alio lumière ya Mouhamadul Bikri gis ko mu delloo si ko waat ca xayb ba Cheikh Tijani ñëw ci monde shahada soo koy tasaare moo tax ku xamul histoire salatul fatiha da ngay dégg nii rek waaye réalité baa ngi nii ma ni lii nag mooy histoire vraie ci origine salatul fatiha bi nga xam ni suñu soppe bi di Cheikh Tijani moom la utiliser pour dundal xol yi ci yërmande yàlla dundal ruux yi ci lumière waaye ku naanul ci lumière salatul fatiha mënul teew xadaratul ilahiya kon gis nga ci gàttal liñ leen doon leeralal mooy dañ leen bëggoon wan ni salatul fatiha du fii la jóge lumière ba ca kaw la suñ ko doon résumé lañ cay dégg ci li ma la jot a wax li ma jot a lire en français muy discours bi ma bind wax ko it wolof pour leeralal ñenn ñi yenn baat yi mais gis nga lenn rek la ca nit mën a dégg mooy yàlla ca bast boobu xay ba amagul boobu xaysiya amagul waxatuma la ak monde shahada yàlla ca bast moo njëkk ni salli ala muhammadin il fatixi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasiri lxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim yàlla nag bu zikkaree zikrul uluhiyaat lañ koy tuddee yàlla bu tuddee baat ba day génn façonné lu mel na boule de lumière boobu moo taxawee immeuble boo xam ne boo ko xoolee ci wàllu ni biddéew mel day mel na biddéew bu am juróomi branche nu décrire leen branche benn bu nekk ñaata géej ca nekk ak ñaata lumière moo ca nekk waaye gis nga li yéeme ci mbir mi bi Cheikh Tijani ñëwee te bi biddéew ba tegoo ak lumière bi ko entouré yëpp malaaka Jibril taxawee na jëmm ju am 60 ans wax ñu dégg ni amul benn jëmm Jibril mooy wax de ni amul benn jëmm ju mën a jël salaatu bi zikr ka te du xolam dafa explosé rek Cheikh Tijani génn ak manto ba ndeysaan boobu ana ñeneen ñi doon wax ni salatul fatiha am nañ ci ndigal lu tax génnunu Cheikh Tijani rek génn bi Jibril waxee loolu kenn génnul ku dul Cheikh Tijani Chérif boobu ana yeneen ruux yi parce que ku nekk rek am na ci ndigal nangam riñ bee ko jox diw Ahmadul Bikri ko yor di wax lu tax génn ñu Cheikh Tijani Chérif dong moo génn bi Jibril waxee loolu te bi Jibril waxee loolu ruux ya ko doon dégg sax bariwul ndax ruux yu bari ñu di leen tagg fii fekk na juddooguñu moo tax dara du tariqa Cheikh Tijani léppay Cheikh Tijani génn moom keseeg mantom bu rouge ba dox ba ca biddéew boo xam ni ma ni la buñ ko tegoon fii moo raw immeuble Cheikh Tijani yëkkati ko teg ci ñaari loxoom moo tax nun karaama du nu jaaxal mukk waaw lu toll na building nga teg ko sa ñaari loxo Cheikh Tijani ko def muy biddéew ba mu teg ci loxo ba noppi dóor dënnam ni man la Cheikh Tijani maay xalifa yàlla di xalifa yonent bi ci lumière ci ruuxaani yu ci lépp waaw ni képp ku nekk ci branche yi na mu yéemeeg malaaka yaag nañu bareeg lan doon jàng sama ordre lañ ko doon defee
wax na dëgg moo détenir xutbaaniyatul kanzo moo ko détenir moo détenir xatmiya moo détenir katmiya yàggul mu wax loolu yonent bi génn xam naa ñu bare ngi defoon yonent bi day wax déedéet yonent bi ñëw dëggal ko ni giñ naa ci lumière u yàlla jëmm ji lu mu wax muy Cheikh Tijani yàllaa ko wax loo nangu naa ko te garanti naa ko te loolu ca bast la woon de ca kanamu yàlla moog yonent bi ñu àndandoo jàng salaatul fatiha biddéew ba ca la explosé génne 5 branches yi tasaaroo 5 branches yooyu ci la yàlla jël bind ca monde xay ba bii ñuy ndamoo ca la ko yàlla binde tàkk-tàkk ya fa nekkoon moom la Cheikh Tijani woo xutbul aktaabul kabir ni na ko wan Mouhamadul Bikri mu am lu mu ca gis moo tax kenn du Cheikh Tijani léegi nag nun sens bi nu am mooy salaatu bu toll nii ci degré salaatu bu toll nii ci doole salaatu bu toll nii ci ampleur salaatu bu toll nii ci taar nga xam ni yàlla moom la jullee ci yonent bi nu am sensu nun di ko vivifier fii ci monde shahada sunu malaan di ko jàng suñu jàkk di ko jàng suñu suufu réew di ko jàng suñu dëkk nañu sant Cheikh Tijani Chérif mi ñu jox lii ndax mooy farata ci ñun waaw looloo tax loolu rek la ñu bëggoon ni nu leeral ko ci histoire salatul fatiha ci originalité am ndax léegi fi ñu toll ci réew mi lu ci ne rek na nu leeral fa mu jóge ndax yàqkat yi dañu bare waaw waaye nun moom ni ma koy faral di waxee rek ñi ngi taxaw toujours rek di taalibe Cheikh Tijani Chérif nekk ci mission am lu nit ñi bëgg yàq rek nu leeral fa mu jóge te li gën a yéeme mooy fa mu jóge sax bare na ñuy yàq ñoom seen ruuxu fekkewu ko woon teewu fa waaw kon ñi ngi sant Cheikh Tijani Chérif di ko ñaan jamono ju nekk rek mu yàgg di nu dëgëral sunu pas-pas di nu yàgg jàppale nangul nu sunu nekk taalibe ñuy ànd ak moom di dund ak moom zahiratan wa batinan di dund ak moom dund abadan ba biir illiyin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu